asalaamaaleykum Sidi Gassama coordinateur booloo taxawu askan bi moo bëgg a def tey benn jàngat ànd ak waa Thiès 24 Grand Mbaye ñu ngi lay nuyu. c'est-à-dire foofu jàngat ma ciy def mooy dama amul république ndax prérogative bu président de la république la constitution moo ko jox pour muy nommer civil ak militaire mais je crois que su loolu weesoo suñ la joxee cër yoo xamante ni askan wi ñoo jël jox la ko da nga ci war a doxe éthique ak morale waroo ko def sa moomeelu bopp. lii nag bettuñu ci Macky Sall ndax depuis mu toog ba tey li nga xamante ni askanu Sénégal ñoo àndoon ñu ñëpp fal ko ci 2012 moo doon éthique ak morale ak pays de droit bi mu ñu diggoon ne dafa bëgg a def des réformes institutionnelles pour institution yi mën a dëgër ndax institution yi pour mu dëgër dafa am ay nit yu koy incarné tey nag loolu yëpp daf ko jël def ko moomeelu boppam nekk buur nekk bu mi ndax mandat boobu nga xamante ni Souri Kakaba déglu naa déclaration bi mu def ci benn rajo à la place loolu Macky Sall waxoon na ko ne woon na nañ tëj problème mandat bi bu ñu ci waxati ndax moom moo indi référendum woote pour ku fi defati 2 mandats consécutifs daanaka mënatoo nekk président de la république mais tey lii wane na ni man fi mu toll sama xel tey na parce que li am Guinée mën naa am Sénégal ndax suñu dirigeant africain yi dañu bëgg nguur. exemple bi may joxe rek mooy soo gisee occidentaux yi mën a réussir seen démocratie am doole damay joxe exemple ci François Hollande def na premier mandat en France gis ni fi mu toll ni mënta satisfaire ñi nga xamante ni mooy français yi ci li mu leen diggoon mu am éthique am morale delloo leen seen réew. Barack Obama gis nga def na États-Unis 2 mandats tey gisatoo ko sax muy dugg ci problème état kon foofu dañ fa war a jànge que ni suñu bëggee république bu normal am pays de droit il faut suñu institution ñu respecté ko malgré ne prérogative moom moo ko moom constitution bi moo ko jox pour muy nommer ku ko neex di déggomi ku ko neex mais waru koo teg ci bakkanam daf ko war a teg ki muy nommer na nekk koo xamante ni am na compétence pour def li nga xamante ni moom la askan wi di xaar ci moom. ndax tey Macky Sall mooy rendre compte demain ndax askan yëpp ñoo toog jël seen baat jox ko mu nekk président de la république ki muy dégommé aussi bu mu ko dégommé ci bakkan ci lu ko neex wala ñu koy waxal lu ko neex ndax Souri Kaba li mu wax loolu Sénégal yëpp wax nañ ko te moom moo changé suñu constitution pour wax la nañ ko amuñu constitution bu dëgër ndax tey constitution bi man mënu ma nangu chaque jour ñu koy caxatee ci loo xamante ni say intérêt personnel la loolu man moo ci doon sama jàngat. waaw c'est-à-dire man dara du ma bett ci Macky Sall parce que soo xoolee moom tey bi mu gagné ci 2019 bi ñu nekk kan moo ko félicité amul processus électoral bi soo ko doon teg tey ci yoon gañewul élection yi moo tax kenn félicité wu ko ndax soo jëlee say adversaire yi nga xamante ni ay adversaire potentiel lañ tëj leen kaso ñi nga exilé leen indi parrainage forcé nit ñi parce que Ablaye Wade soo xoolee en quelle année c'était 23 juin bi muy wootee pour quart bloquant ak vice-président ticket bi boobu li mu ci jublu woon def na sondage xam na ni suñ demee élection 2012 day perte mu bëgg a indi benn projet de loi te député yi comme ñoom majorité mécanique toujours état moo koy yor mu jàllale ko assemblée mais Abdoulaye Wade ci kaw loolu dafa nekk un démocrate parce que bi mu waxee ne damay indi projet de loi pour jàllale ko mais moom wóor na ko ne ay député dañ koy wootee parce que Sénégal loolu lanu doon maam mu jóg nag ne askan wi am ngeen droit taxaw contesté ñi bëgg a contesté parce que dañ nekk ci réew démocratie li ma constitution may ba mu mën a jël projet de loi yóbbu ko assemblée mais yéen aussi askan wi loolu la leen constitution may ba soo leen gisee loo xam te ni du yoon ngeen wàcc ci mbedd mi mais parrainage bi yow gis nga nu mu demee ñun ñii dañu jàpp police fa la nekk ba minuit ndax dañoo bañoon parrainage yu jàll moom moo tànn candidat yu ko neex même premier ministre am wax na candidat yi nga xam te ni ñoo war dem élection neewoon na élection yi du pas 5 candidats léegi nga gis ni fi mu toll nii bourrage yi am ci carte d'identité nationale yi ñu war a jotu ko maam fi mu toll nii élection bi moo ko defal boppam moo ko gagné forcing la def 2012 fal nañ ko mais 2019 faluñu ko léegi nag sénégalais yi maam fi mu toll nii du ñu jël direct di ko tuur pour mën a accéder au pouvoir léegi moo tax tey nguur gi man jàpp naa ne nguur gi metti lay doon parce que yàlla tànn ko moom moo forcé ci kaw sénégalais yi ba toog bëgg
imposer loo xamante ni depuis lors ba tey gis naa ni Macky Sall lépp lu mu bëgg a teg danaan Sénégalais yi duñ jëm fenn li ñuy wax weer du sut jaww du sut weer moom loolu lay wax Sénégalais yi fi mu toll nii danoo ragal dee te loo fi mën a tegit seen kaw benn yoon lañ koy kaas suba fi mu toll nii ñëpp lamaat seen kaaka dem tëddi loolu man kon su koy def chaque jour nga xam te ni lépp lu mu bëgg a teg ko te wane woon na ko nag jamono bi mu fi nekk ci magistère u Ablaye Wade ndax moom moo fi dem woote sans carte d'identité nationale ñëw forcé woote loolu rek waroon naa wane ni kii fi mu toll nii daanaka dictateur la te su bëggee taxaw imposé waat beneen mandat man force de l'ordre yi lay interpellé parce que xam ni ñoom ci ñun lañ bokk te tey réew mu démocratie la ndax fi mu toll ñun ñuy yeewoo Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk benn sañ-sañ ak àq ak yelleef ci réew mi mais ku ci nekk dafa am cër boo xamante ni suñu borom moo la ko jox tey moom mu yor exécutif bi war a définir li nga xamante ni mooy politique nation bi gérer fi mu toll nii civil ak militaire mais tey tamit les forces de l'ordre bu ñu xool li nga xamante ni moom la Macky Sall bëgg ba chaque jour fi mu toll fu mu leen woo ñu jël askan wi maanaam dëpp leen di dox ci li nga xamante ni mooy intérêt Macky Sall ndax loolu mënut a indi réew boo xamante ni dafay am stabilité te tey troisième mandat je crois que fi mu toll nii war nañ ko woon ginnaaw mais nag su amee du ma bett c'est-à-dire foofu fi ma fay waxee mooy li olof di wax wure ñoom dañuy fowee mais askan bii fal di folli jël seen baat di ko joxe ñoo war a xam seen bopp ndax tey soo xoolee wax naa la sànq Barack Obama def na 2 ans 2 mandats États-Unis bi mu paree da nga ko gisaat ci terrain politique bi gisoo ko Abdoulaye Wade fi ne am na 95 ans Sénégal jox na ko lépp mu nekk fi un président de la République tey maam jóge na fi su fi jógee li mu war a def mooy bàyyi ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu doxal réew mi parce que état continuité la mais tey su dul sama doom du kenn kooku sénégalais ñoo ko war a bañ seen jubóo bii sëñ Mountakha def sëñ Mountakha li mu def da ko def en tant que régulateur social tey fi mu toll nii fépp fu mu fekk lu ñagas da ko war a defal ba mu ratax mais ñoom ñoo ko bëgg parce que olof Njaay nee na kii wut ku ko wétali ak ki bëgg fi mu fataan te jël buntu bi du leen boole dafa jot ci moment bi Macky Sall soxla pour jubóog Ablaye Wade soxla pour jubóog Macky Sall parce que Macky Sall tey su dee ci yoon la dafa war a jaar ci grande porte bi parce que benn mandat bi leen jàpp ni moo ko desee te war naa raxas ginnaawam kon lépp lu mu defoon ci loo xamante ni lu bon la wala ñaawteef day bëgg réparer ko Ablaye Wade aussi soo gisee tey mu am problème ak PDS yëpp mais benn doomam la bëgg ni fi mu toll suba moo war a jiite réew mi lii mooy problème bi léegi nag sénégalais ñoo ciy gaañu kon ñoom ñi nga xamante ni ñoom moom seen baat jël seeni contribuable di ko joxe teg xaalis bi ci kaw table ji pour le président définir li nga xamante ni mooy politique nation bi ñoom ñoo war a yeewu xam li ñu yor nan lañ ko war a dénkaane ak kan lañ ko war a dénk parce que damay indi Thierno Souleymane Baal li mu waxoon ci 10 points yi mu tënkal la ci benn tey képp koo xamante ni moo ngi taxaw di laaj seen baat bu leen ko jox parce que baat bu ñu koy joxee da nga war a am ay critères muy mel ni ngay fale imam kenn du ko fal dañ koy tànn ci lan moom du taxaw ne maa war a nekk imam mais critères yi nga xamante ni suñu borom moo ko digle pour imam war a nekk imam noonu lañu war a fale njiitu réew mais tey fi mu toll nii ku jóg ne la jox ma yoral la mu jaral ko di xeex ak xulo ak rayante kooku fi mu toll nii jàpp naa ne intérêt bi moo ko tax a jóg te système bii fi nekk nag dafa jot sëkk pour ñu fi mu toll nii tourner la page pour xam ni Sénégal tey am na leneen lu ñuy xaar ci ñun ak fi mu toll nii suñu ressources yi nga xamante ni pour ñu mën ko jariñoo il faut dëkk bi am stabilité am nag des dirigeants yoo xamante ni dañuy am volonté parce que yàgg naa taxaw sa plateau wax ni tey li ñu war a xool mooy réew yi nga xamante ni ñoo tolloon croissance mën ci lim Corée tey Rwanda mu ngi nii suñu wet dem nañ seen yoon Botswana Cap-Vert gi nga xamante ni mooy woon suñu wet sax dem nañ seen yoon li ko waral des dirigeants yu am volonté tey nag kon jot na ñu am dirigeants yoo xamante ni seen yitte yépp mooy ñu ñuy def ba suñu système éducatif bi mën a baax ñu ñuy def ba fi ñu toll am mën a hôpital yu baax nan la ñu mën a def ba am sécurité nan la ñu mën a def ba suñu agriculture mën a développer parce que benn réew mënut a développer sa agriculture mais tey fi ñu toll nii man ñi ma gis classe politique bii du ñoom ñoo war a mën a développer Sénégal ci ay dil la nekk ak yi fi ñu toll nii complot ak tappale waaw c'est-à-dire man Idrissa Seck du ma ko condamné ci li mu def ndax li ma doon wax na ko li ma doon def na ko mais tey seul Idrissa Seck mënul jóg changer li fi nekk parce que li tax ma doon jàppale Idrissa Seck man je sais que ni gis naa ci moom éthique ak morale tey soo xoolee parcours Idrissa Seck politiciens yi fi jaar moo ci gën a am li nga xamante ni mooy cohérence parce que Ablaye Wade la doon jàppale moom moo njëkk a taxaw ne Ablaye Wade doomam moo ko tax a jóg ñu koy tam dëmm taxaw na fi ne Ablaye Wade ak Macky Sall deal international la
ñu koy tam dëmm tey moom ci boppam bi Macky Sall waree taxaw Sénégalais choisir na dañu fi jëlee Abdoulaye Wade moom moo ne woon dina jàppale Macky Sall sans condition ni négociation parce que pour pàccoo réew mi taxu koo jóg mais pour taxaw doxal réew mi pour réew mën a teg ci yoon su gisee loo xamante ni baax na dana taxaw avertir Macky Sall ne ko cautionné naa ko yokkal sa loxo su dee baaxul mu joxe ci xalaatam bi mu taxawee ne baaxul la ne ko mun mbaa mott boobu léegi maam waxaat yaa ngi dégg du ko jar parce que kilifa du gàgganti ko ci mbedd le problème à nekk mooy sénégalais yi ñoom toog nañ ba Macky Sall foqartiwaat li nga xamante ne mooy pouvoir bi am doole ji mais moom fi mu toll nii en tant que kilifa mais chaque jour waxam bu ñàggee day ñàkk fa te olof Njaay nee na ku miin sa wax yàpp la